le 15 juin ci la sunu président de la république sant ndawam loolu nga xam ne moom lañ dénk wàllu justice muy ministre de la justice Malick Sall ne ko demal nga yóbbul ma yóbbante bi ca pencub réew ma boo demee nga waxtaan ci ak ñoom soutenir ko le 15 juin ndax may fàttali le 10 juin gannaaw bu ñu yégee ne réew ma la ñuy tuddee Côte d'Ivoire ci même mois bi le 10 juin premier ministre ivoirien bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Patrick Achi ak ministre français de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ñoom ñaar ñooñu bisub alxames ci la ñu inauguré l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme muy daara joo xam ne dañ ne daara la pour adduna bi international mooy loo xam ne daara yu adduna bi la ñu war faa jàngale naka la ñuy xeexee terrorisme ñu def ko it ci benn barab bu ñuy tuddee Jacqueville nag am naa jar na xelaataat yi ni jàng tubaab xam réewi tubaab ya xam France fan lanoo fay Jacqueville barab baak boppam noonu lañ ko tuddee maanaam foofu lañ ko placé mu nekk ci Côte d'Ivoire académie boobu mën nañ ko tuddee une académie de guerre lutte moom mooy guerre contre le terrorisme France moom xam naa ne réew mu bëgg guerre la jàmm dafa mel ni soxalu ko nu nuy doxalee jàmm soxalu ko yooyu xam naa dama la koy bàyyi da nga ci ñëw incha allah waaye daal damay wax rek ne am na lu nekk ci gannaaw loolu nga ma laajoon mooy dëgg la am na lu nekk ci gannaaw ndax école bi nga xam ne benn académie la internationale dañ ko tuddee une école interministérielle des cadres pour former ay responsables nationaux de la lutte contre le terrorisme ay hauts fonctionnaires ay officiers supérieurs ay magistrats nga bàyyi xel ñett yooyu bu baax hauts fonctionnaires ay officiers supérieurs ak i magistrats maanaam kilifa yi ci wàllu ndombo tànk ya gën a kawe di ay fonctionnaires yoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu sunu état ak kilifa ya takk ndomboy tànk ya gën a kawe ci ñu yor sunu wàllu force militaire ak ñi nga xam ne ñooy kilifa ya gën a kawe di ay magistrats yor sunu wàllu doxalinu yoon foofu nag bala ma ko jàll dama naan institut bu wala académie bu jara taxaw seetlu la ndax académie boo xam ne élite ba fay génnee ëllëg ñoo yor sunuy fonction publique ñoo yor sunuy forces armées ñu leen tuddee ay hauts officiers ay officiers supérieurs waaye it ñoo yor suñuy atte loolu boo ko génnee cim réew dara desatu fa te bu ñu waxee itam académie maanaam jàngu la bu mag ko wax jàngu wax jàngalekat wax jàngkat maanaam wax sëriñ wax taalibe bi kon mu mel ni dafa nekk benn académie boo xam ne sëriñ sa fay jàngale malheureusement ay étranger la ñuy doon ci ñun ndax académie bi danaa la fàttali ne ki ko financé mooy la France moo def finance bi lépp ndax dañuy wax ne ci wàllu expertise maanaam ci
xelaat ak xam-xam bu aju ci wàllu lutte contre le terrorisme ñooñu ci sut ci wàllu itam wàllu militaire dañoo jàpp ne ñooñu ci sut armement it malheureusement ñooñu ci sut moo tax ñu nekk sunuy sëriñ baatub sëriñ nag nga bàyyi ko xel ak taalibe ci la nga xam ne yow say fonctionnaire ak ñoom ay taalibeem la ñuy doon say officier supérieur ay taalibeem la ñuy doon say magistrat ay taalibeem la ñuy doon ñu bàyyi xel ñett yi ci wàllu académie bi académie it ku ko wax da nga bàyyi xel vision waaye itam doctrine ñaar yooyu ku wax daara war leen a bàyyi xel muy pas-pas ak gis-gis kon mu mel ni sunu ñett ñii di sunuy haut fonctionnaire sunuy officier supérieur sunuy magistrat doctrine bi dafay nekk une doctrine étrangère boo xam ne dafay bàyyi ko ci biti ñu ñëw inculquer ko ci ñoom vision ni ñuy xoolee dund beeg mbir yeeg yi fiy dox en tant que ay magistrat ay officier supérieur malheureusement vision boobu dañ koy jëlee ci biti kon daara ju raglu la loolu laay njëkk a wax ci wàllu ndax daara ji dafa nekk ñetti pàq bu njëkk bi loolu la moom lañ tuddee une école interministérielle te it ku wax interministérielle da nga naan waaw ay ministre yoo xam ne dafa am école bu leen lënkale maa du ministre yooyu sunu ministre yii lay doon ak ya ca France interministériel moom buñ ko waxee rek benn état taxaw na ay région taxaw na anam ay ministère taxaw na kon soobaa day mel ni ñun ci d'après académie bi fii di Sénégal fala di Guinée fala di Côte d'Ivoire dañ leen di considérer comme ay département ministériel école bii nag mooy nekk une école interministérielle yuy lënkale cadre yi kon dafa mel ni gouvernement bi léegi France la sunu réew yi léegi ay ministère la ñuy rattaché ci France ñu bàyyi xel loolu benn ñu ne it dafay nekkaat centre d'entraînement des unités d'intervention spéciale loolu mooy deuxième volet bi ci académie bi maanaam foo xam ne fa la ñuy tàggatee suñuy unité d'intervention spéciale yi gën a xarala nga xam ne ñoom dañu am xeej ji ci liggéey bi sunu unité d'intervention spéciale yooyu centre bi ñu leen di entraîner académie boobu la kon mu mel ni sëriñ sa ca France ñooy ñëw di ñu entraîner suñuy unité d'intervention spéciale ci lay entraîner nag kon ëpp na la xam-xam ba pare sut na la yow taalu moom rek nga mën a doon vision boo mën a amati nag ci dund bi moo la koy jox doctrine bi ngay dund moo la koy jox loolu beneen xóot-xóot la di benn danger bu mag bu nekk ci académie boobu ñetteelu pàq bi mooy poñ bi mooy dafa nekk institut de recherche stratégique gëstu yi aju ci wàllu xarala yu kawe yi ci wàllu yii nu wax gëstu yooyu yëpp léegi ñun kanu koy defal mooy ka samp jàngu booba di sunu sëriñ muy France muy ay recherche stratégique fu ñuy jaar noon bi pexe bu ñuy jaar ba tëral ko ci suuf ba noot ko fu ñuy jaar nag ba ñun suñuy mbir ñu atteindre ko suñuy maanaam ñoom seeni objectif ci France ñu atteindre ko recherche yi aju ci wàllu googu yëpp institut bi léegi moo koy joxe ñu bàyyi xel ñett yooyu door a jàll wax ne jamono bi ñuy inauguré académie bi fekk na ñu jot a formé juróomi téeméeri agent
ci fànn googu nga xam ne mooy la lutte contre le terrorisme te juróomi téeméeri agent yooyu fukki réew leen séq ak juróom mooy ñun ñii kat Sénégal a nga ca rapidement ñu gaaw kon yëgal ne ñun am na benn kuréel boo xam ne formel nañ ñu leen ba pare jox nañ leen doctrine jox nañ leen vision sëriñ ba ca France jox na leen ko ba noppi ñu ne nag li nga laajoon dafa am solo mooy ndax amut lu nekk ci gannaaw ci laa jëm si avant ñu koy inauguré nee naa la formel nañ ñu lu mat juróomi téeméeri taalibe yooyu séddaliku ci fukki réew ak juróom ñun Sénégal ñii ña nga ca ndax 15 pays yooyu yëpp ay africain lañu waaye itam premier ministre boobu ministre boobu nga xam ne mooy yor wàllu défense ñu koy tuddee Téné Birahima Ouattara ca réewum Côte d'Ivoire ci biir cérémonie bi dafa lancé benn appel boo xam ne mook Jean-Yves Le Drian ñoo ko bokk lancé appel bi mooy lan dañu wax ne kat ñu ngi invité tous les acteurs de la région ñi nga xam ne yëpp ay acteurs lañu te nekk ci région bi nañu jël pleinement outil bii nga xam ne benn outil exceptionnel la te it nanu gaawal nanu intensifier farlul seen engagement commun boo xam ne ñoom ñëpp koy bokk contre les groupes qui les menacent ci xeex ak groupe yi nga xam ne ñu ngi leen di menacer ñu taxaw foofu nag dañ ne nañ ko gaawal nañ ko baral farlul ko yéego yi na gaaw moo tax inauguré le 10 juin jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi suñu président de la république ne ko ministre de la justice gaawal nga yóbbul ma sama ñaari loi yi ca kanam assemblée nationale gaaral leen ko soutenir ko défendre ko kon xam nga ne am na lu nekk ci gannaaw loi bi ndax santaane la bu bàyyi ko ci kaw santaane baa ngi nii te santaane boobu itam bàyyi ko ci sunu kilifa googu di Jean-Yves Le Drian dañu sàkku ci ñoom ne nañ ko gaawal balaa la li ñuy tuddee dugal ko ci comme programme 2020-2024 bi nga xam ne moom la CEDEAO woote ak tëral pour ñu mën a éradiquer li ñuy tuddee le terrorisme baatub terrorisme ñi xamoon lii gis ndiggante si ni mu gàttee le 10 inauguration le 15 suñu président jël ay matuwaayam le 25 ñu yóbbu ko plénière yëguma kenn yëgut lii la jaaxaloon lii la kon gaawaay bi exactement lii la waaye nag sëñ Bamba man jàpp naa ne xeet yu àgg nañ ci ñor foo xam ne ku leen respecté wul ñoom ñu respecté seen bopp ñoom loolu moom bëgg naa bu baax sunu njiit yi xam ko le peuple sénégalais damay wax sax le peuple africain àgg nañ ci maturité intellectuelle niveau boo xam ne ku leen respecté wul ñoom ñu respecté seen bopp bu ko defee nag xëy na foofu laa yem du ma dugg nag ci lan mooy terrorisme ndax laa jagoo ma ko projet de loi bi naka la ko définir yaakaar naa loolu mooy xool waxtaan wi incha allah moo tax ma ne naa ci teytalu ba nga àgg ci jàmm incha allah. kon lan moo nekk dëgg. maanaam ci ginnaaw patame boobu lan la exactement c'est-à-dire maanaam lan moo nekk ci ginnaaw loi bi dañu bëgg nga wax ne exactement kon lan la. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.